أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأبيب وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي suñu mbokk yi am habitude di ñu suivre ci suñu chaîne YouTube ñu ngi dellu si ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jéggalu faske ne ñëw continuer waxtaan wi ñuy faral di def ci biir chaîne bi la avant tout xanaa di feddali kóllëre di sàkku ñi nga xam ne defaguñu abonnement bi ñu def ko ba pare insister ci cloche notification bi pour yeneen vidéo yi dikkagul te buy dikkee ñu bokk ci ñu koy jëkk a jot donc loolu lañu doon tàmbale pour def introduction bi tey nag dañu ñëwoon pour continuer série bi ñu doon def waxtaan ci kawkab yi ñu koy wax les astres du septénaire muy juróom-ñaari biddéew yi nga xam ne ñooy def seen dawir yor l'ensemble de l'univers di indi message yi ci kaw suuf te kenn ku ci nekk ak secteur bi ko yàlla jagleel mu ci jeexital ci kaw univers bi ak ci lépp loo xam ne qui est soumis au cycle du système solaire te ñu ne lépp lu nekk ci suufu jant bi rek jant bi noot màcc ay njëriñam jëme ci kaw yow bu ko defee bu ñuy tàmbali ñu ñëw ci def explication Vénus ñu koy saxrata ban planète la boo xoolee liñ naan ci biir set ci juróom-ñaari planètes yi niñ ko waxee woon moom moo ci planète bi nga xam ne ay gàngunaayam miin nañ ko ci bi ñuy def domification yi dafa bokk ci astre yi nga xam ne ñoom ñaari màkkaan lañu am ñoo dominer ñooy exercer seen gouvernance ci ñaari burju bi nga xam ne moo nekk ci ñaareelu burju bi ñu koy wax sowru te tubaab yi di ko wax béli kii tóoro fii domicile am la këram la moom dominer fii xanaa avant ñuy ak kër gi nga xam ne moo nekk fii ñu koy wax misaan ñu koy wax balance léegi foofu lañ leen wax moom Vénus bi parce que dañ leen ne Vénus la ñuy waxtaane Vénus dafay planète boo xam ne diamètre am nekk na 1200 kilomètres junni ak ñaari téeméeri kilomètres boo koy seet distance am ak soleil bi nekk na 108 millions de kilomètres téeméeri millions ak juróom-ñetti junni téeméer ak juróom-ñetti millions kilomètres moom lu moo dox digganteem ak jant bi pour wan la ne sori na trop léegi moom boo xoolee Vénus bi moom dina def rotation ñu koy wax soxrata dina def rotation ci tuuru zodiaque bi ci ñaari téeméeri fan ak juróom boo koy seet daanaka burju bu mu dugg rek dina fa def fukki fan ak juróom-ñeent di door a jàll continuer cycle te boo ko xoolee moom la ñuy tuddee encore toujours moom la tubaab di l'étoile du berger nga xam ne boo déggee étoile du berger dañ ci sukkandiku pour def yenn orientation yi ci kaw suuf parce que day planète boo xam ne bu sore la moom nag
ginnaaw bi ñu indee ay position fi mu dëkk ci biir zodiaque bi neewoon naa leen ñaari kër yi la dominé muy balance ak taureau di misaan ak sowru foofu mooy ñaari gàngunaayam parce que fii boo xoolee ci misaan fii dafa am tabiya boo xam ne ngelaw la waaye di air bu ñëwee ci sowru fii nag boo xoolee tabiyam fii dafa nekk donc turabiyu donc di terre moom misaan noonu la dëppee di continuer bu tàmbalee ci palaasam yi di def ay dawiram burju bu mu ci dugg rek def ci li mu ciy def parce que boo demee ci tem nataalu nit jamono bu muy juddu dafay foo xam ne dafay taxaw doon burju boo xam ne doon kawkab boo xam ne boo seetee moom lépp loo xam ne moom la ñuy wax c'est le significateur des sentiments maanaam cofeel ak ni nit ki di bëggee ci kaw suuf boo seetee maanaam dara bu la dabee muy wàllu ni ñuy wax naan affaire par exemple sentiment comme boo ko jëlee muy amour ci position ci biir burju yi mooy indiqué ana nit ki lan lay bëgg ak nu muy gën a bëggee parce que burju bu ci nekk ak ay màndargam ak ay qualité am ak ay signification bu ko defee moom ci burju bu mu ci féete ci jamono bi nit ki du juddu dafay joxe xibaar bu am importance par rapport ak nit ki ay bëgg-bëggam ci kaw suuf ak secteur bi nga xam ne foofu la ay mbiram orienté wu ci wàllu lu ñuy jëm ci lu ñuy wax wàllu plaisir parce que boo xoolee moom Vénus moo yor lépp loo xam ne ci wàllu bànneex la jëm muy ci wàllu plaisir ci ñu koy wax nafsu ak wàllu aar li nga xam ne nit ki ay jeexitalam ci bëgg dara ci wàllu toilette ak yooyu à cause de misaan bi nga xam ne moom mooy planète de l'équilibre donc Vénus ñu koy wax Zahrata dafay jeexital bu baax ci lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu art beauté yu demee noonu parce que les artistes yi ngay gis ñuy aay ci mbir sculpture ak yenn mbir ya nga lépp lu jëm ci wàllu art en général boo ko xoolee da ngay gis ne ñoom dañuy am Zahrata ci harmonique maanaam ci burju bu am solo boo xam ne dafay jeexital te wane bu baax a baax benn aspect positif bu trigone wala boo axis sextile ci jamono muy judd wala yenn caneer yi jokk ci burju boobu te kawkab bi ñu koy wax Zahrata nefa ci biir burju boobu da ngay gis te bu nekkoon foofu dafay am jokko yu am solo yu muy def ak soit milieu du ciel bi mooy fii jàpp ci fukkeeli kër gi ak peut-être benn burju bu nekk dafa nekk ci ascendant bi lu am solo la loolu dafay jeexital bu baax a baax ci melokaanu nit ki moom bu sowru di kawkab boobu la moom ki Zahrata di kawkab boobu ñu ne la en rappel moo dëkk ci sowru ak misaan léegi ba tey encore c'est le significateur de l'argent parce que moom aussi moom Zahrata mooy planète bi nga xam ne moo jeexital ci wàllu affaire alal boo ko xoolee parce que moom moo dominé ñaareeli kër gi te ñaareeli kër gi boo ko xoolee au repos sowru moo fa dëkk ñu koy wax taureau te moom foofu noonu la te ñu waxoon leen sànq tabiye bi suuf la moom mooy këru fàgguteefu nit ki mooy beytul maal bi te beytul maal boobu sowru moo ko diriger donc cosaanam foofu la bu ko defee nag ñaareeli kër googu moom mooy magasin nit ki ci thème boo xam ne thème peut-être thème mu fàgguteef la wala thème mu richesse la wala thème la boo xam ne
surtout nag boobu bu xamee ne da ngay ñaanal nit ki ci wàllu am-amam loo am solo la ñaareeli kër googu bàyyi xel dawir yi nga xam ne surtout weer wi mu ngi koy def ci biir manazil yooyu bàyyi xel ñaareeli këram googu ana ndax am na kawkab bu mu mënti doon muy ñu koy wax planète boo xam ne ne na ci biir ñaareeli këram googu wala planète bi nga ak fu sowru ne ci biir thème bi bu ko defee nga xool planète ya fa nekk xool jeexital bi ñuy def dafay am solo trop pour mën a orienté wu ci biir wàllu ñàngu léegi newoon nañu sowru moom bu fekkee nu mu tuddati Zohrata buy def déplace am di dox bu demee ba nga xam ne dugg na ci kër gi dafa nekk na en comment dirais-je en domicile donc ay caneeram dafay am doole trop ci ñaari kër yi di misaan ak sowru bu fekkee na nag dem na ba nga xam ne dox na ba dugg ci fi mu nekk nii nu mu tuddati ba dugg ci fi domicile am la dafay nekk donc ci bu doxee ba par exemple parce que nii lay dawire bu mu ci dugg bu ñëwoon ba par exemple fii ci 12e kër gi dañu ne fii la nekkee en exaltation ci xóot exaltation fii ay caneeram dafay am doole trop surtout bu demee ba nga xam ne dugg na ci ñaar fukkeeli daraja ak juróom ci fii di 25 degré jamono boobu dafay nekk en surexcitation ba nga xam ne fii lim fi mën du ko mën ci beneen kër donc lu am solo la ci booy def wàllu ñaan moom lañ leen di wax donc fii boo ko doon tracé mooy xóot bu duggee xóot dafa nekk en exaltation kër la goo xam ne dana dooleem dana fa yokk trop léegi nag te neewoon nañ leen kër gépp goo xam ne dafa nekk en exaltation boo jëlee kër opposé dafay nekk donc foofu en chute comme dafa fii xóot la donc boo demee ci fukkeeli kër ak ñaar bi ko opposé mooy juróom benneeli kër bi di vierge ñu koy wax donc vierge boobu la ñu koy wax sun balatu boobu donc bu fa Zohrata duggee ngeen bàyyi ko fi xel sun balata dañu amul yeneen biig moo tax bëgg sun balata bi ngeen bàyyi ko xel muy vierge bu fa sowru duggee dafay donc nekk en chute dooleem dafay wàññeeku waaw bu am solo la léegi nag fii nee nañ la planète boo gis bu nekkee en domicile kër gi nekk en opposé ak moom fii en misaan donc bu nekkee kër gi nekk en opposé ak moom dafay nekk kër goo xam ne dafay nekk donc foofu exil mooy par exemple boo jëlee kër gi exil te exil mooy ci 1 bi fii di xamal bi bu Zohrata nekkee këram xamal ne mu ngi duggee xamal kër gi opposé ak moom nekk en 180 degré xamal la donc fii xamal Zohrata bu fi duggee dafay nekk en exil parce que fii domicile la mu ngi ci këram waaye fii dafa mel ni dafa gàddaay am na beneen këru gàddaay tamit boo xam ne boo jëlee sawru bi nga xool kër gi nga xam ne moom moo janoŋ moom fële foofu dafay nekk en chute te boo demee fii kër gi day nekk dafa xaw a dëng tuuti par rapport ak kii buñ ko réyale donc boo ko jëlee en opposé fii dafay nekk xaxaraba mooy juróom-ñetteeli kër gi fii nga xam ne këru scorpion bi la bu ko defee xaxaraba bi moom tamit Zohrata dafay nekk en exil bu fa duggee dafay mel ni donc dafa gàddaay foofu ay caneeram dafay xaw a néew doole tuuti le bu ko defee nag noonu la ay mbiram di doxee moom boo xoolee nag moom waxoon nañ leen significateur lu mu doon moo tax booy def ay ñaan yoo xam ne ci wàllu boole la ci wàllu loo xam ne wàllu plaisir la surtout lu jëm ci wàllu mbëggeel ak yu demee noonu dangay bàyyi xel bu baax ay
rotation am di bàyyi xel ay transitam selon ni muy duggee ci niñ leen ko waxee woon ci biir manazil yi borom mën cee def ñaan yi nga xam ne moo dëpp ñaan yim ci war a def. wax nañ leen fu mu amee doole am na ci beneen aspect boo xam ne bu ko defee parce que bu nekkee en misaan bu nekkee en misaan mu ngi domicile, bu nekkee en sowru mu ngi domicile, muy bala muy tóoro donc foofu mooy fàgguteef yi kii tracé wuñ ko woon mooy baytul maal bi. léegi nag bu fekkee ne dafa nekk en rapport ak yeneen planète yoo xam ne ñu ngi ci biir, bu defee lañ koy fàttale aspect 120 degré kooku trigone la, dafay am solo trop. bu defee aspect jokkaloo bu muy jokkaloo ci juróom benn fukki degré kooku sextile la, bu ko defee dafay am. mais bu nekkee en carré nag, bu nekkee ci yooyu ma leen dox muy 120 degré wala sextile, mooy indi jeexital boo xam ne nit ki dafay doon koo xam ne ku am maanaa lay doon ci wàllu comportement am, ci wàllu li muy bëgg, day am toilette, bëgg plaisir, mën a dàbb wut xaalis ak yu demee noonu. kooku day fekk aspect positif yi moo ko def. bu fekkee ne nag dafa nekk en aspect dissonante, maanaam jokkoo boobu Vénusam muy Zahrataam fi mu dal ci kër gi, jokkoo yi mu jokkoo yeneen burj yi ay aspect dissonante la def, dafa nekk carré mooy juróom-ñeent fukki degré moo dox diggante burj boobu la nga xam ne moo yor wàllu fàgguteefam wala baytul maal bi, yëfa dominé carré la fa am. ci biir astrologie de coaching dangay conseiller nit ki à ce que mu ji redoubler fa d'effort ba tey, parce que loolu dafay indiquer position boo xam ne ci wàllu fàgguteefam dafay xaw a am doole, dafay am dégression tuuti, parce que aspect négatif yi nga xam ne mooy carré bi burj bi recevoir ci biir dawir bi. moo tax ci wàllu ñaan borom toujours day bàyyi xel ba nga xam ne moom Zahrata boobu wala ñaareeli këram di maison 2 bi ci wàllu buy fàggu, foofu nekk na ci aspect yu correct de 120 degré wala juróom benn fukk degré, mu daldi ci def li mu ci bëgg a def ci wàllu càngat wala sarax wala yu demee noonu. léegi nag moom Zahrata pour rappel, moom dafay burju boo xam ne bësam booy xool ajjuma moom lañ ko jagleel. te boo xoolee ajjuma boobule dafa ànd ak li nga xam ne moom lañ naan boo ko doon liggéey ci wàllu aaya yi, boo xoolee siraatal zina an'amta moom lay jàpp. te bu jàppee loolu tey jàpp rawxaan bu ñu wax xanna yaa ilun. te boo xoolee ba tey génie bi di jinne ji nga xam ne moom moo ànd ak burju boobu ak kawkab boobu seetee dafay doon ab yat. bu ko defee kooku la ñu amoon luñ doon def présentation ci biir Zahrata ak gàngunaayam yooyu di sawru. di leen ñaanal ngeen def abonnement ñi ko defagul, te di appuyer bu baax ci cloche notification yi. ci fan yu néew ñu ñëw continuer def suñu waxtaan ci yeneen kawkab yi des ak burj yi ci kàttani yàlla. assalaamu aleykum wa rahmatullah.